loo ak ñiy def élection yi jël ay kàddu ci fàttaliwaat lan moo nekk rôle gouvernement fàttaliwaat historique gu Sénégal ay jaar-jaaram ci yu mel nii bu fekkee am na nguur buy doxalin wu leerul ci ay élection li ci mën a am yépp presse bi ñu ngi koy fàttali li amoon ci démission Kéba Mbaye assassinat wu maître Babacar Sèye li amoon ci jamono ndam si yàlla si Cheikh Tidiane Diakhaté ci nguuru Abdoulaye Wade pour wax la ni coowal politique lu mel nii dafa yàgg a am mais toujours ay ñoom Landing Savané ay professeur Abdoulaye Bathily ay Amath Dansokho Abdoulaye Wade Pa Mbaye Niang PLP ñoom ñëpp dañu doon dem élection ku nekk dem ak sa parti bopp ku nekk dem ak sa bannière bopp ñuy def campagne mais campagne dafa daan neex jamono jooju amul woon saaga par contre dafa amoon sax respectante ci diggante maître Mbaye Niang maître Abdoulaye Wade professeur Abdoulaye Bathily Amath Dansokho yal na ko yàlla yërëm kan moo ko gënoon a virulent ci digganteem ak Abdoulaye Wade mais am na fu mu doon yem parce que du woon Abdoulaye Wade en tant que tel parce que ñoo xam ne ñu seq ñoom ñaar mais institution bi Abdoulaye Wade doon incarné la doon bàyyi xel ba ab tax am fu mu doon yem. am na discours yoo xam ni xadi ñoom ñoo mën a delluwaat seen ginnaaw ci ginnaaw ñoom ñëpp ay intellectuels lañu xam nañu bu baax li ñuy wax mun nañu recadrer waat seen bopp réew mi ku foog ni bu tàkkee di nga am jàmm juum nga. parce que tey même ñu koy ut bu réew mi tàkkoon ñoom dootuñu ko gouverner de. da leen di échapper complètement ñoom ñu koy ut tey bu réew mi tàkkoon ba nga xam ne nekkatul république dina leen échapper ñoom moo tax nag nañu def démocratie démocratie mooy am nga liberté def lu la neex mais bul yàq mukk sa bànqaas yi nga xam moo téye sa réew yi tax yow nga am sa liberté boobu yi tax yow ngay woote démocratie boobu institution laa ni kenn du ko saaga bàyyi jàmbur itam kenn du ko saaga ci mbedd mu ngoog Mansour ñu waxati nag ci ñàkkub kaarange bi ñu nemmeeku ci Ndakaaru ak banlieue bi ci mujj di ab soxna boo xamante ne dafa bi muy génn ci ab banque bu nekk ci HLM Maris ci la ko fa ab agresseur fekk yore pistolet nangu oto bi muy yoroon bi muy jéem a daw nag ci la ko ay ndaw dàq ji ba ci koñ boo xamante ne mënatu fa rëcc ndax amul yoon ñu delluwaat nañu foofee nga xamante ne fa la yëf yi xewee woon askan ba fay yeewoo di sàkku ci police ñu fay faral di amal ay patrouille bu ko defee agression yi bu fa jóge wulit mu wàññeeku bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay mag yu nekk ci quartier ba itam di sàkku ci ndaw yi ñuy bañ a fayul seen bopp ñu onu ci ak ci janjalu ci fan yi Camaris kii moom dafa fekke woon mbir mi lii suñu kanam la woon fii quoi ndaw si dañ ko yërëmoo woon sax ñun dafa ëpp parce que yow nga dugg ci oto nit ñëw allumé la amoo benn secte ndaw si mënut a yuuxu sax bu yuuxu woon sax ñun ñu am liñ ci mun a jàpp quoi mais ñun dañoo yaakaaroon ne ab doomam la àndal léegi doom ji mënut a dawal mu génn moom mu taal oto bi dóor marché arrière gisoo ba ci fleur yi fële. ñi dëkk ci koñ bi nag ñu ngi dénoncé anam yi population bi songi agresseur bi di ko dóor te ñoom dañoo jàpp ne war a jëbbal policier yi. population bi moom dóor bi moom tane na waaye rey moom baaxul. nit moom waroo fajal sa bopp ak lu mu munti doon yoon am na da ngay dem ci yoon. rey moom yàlla bëgg ko moom mais dóor bi moom war nañu sàcc yi moom ñu teg leen ci yoon quoi. waaw boo dóoree dóor yu yem nga yóbbu police ñu régler li des. suñu sukkandikoo ci ñi fay yeewoo cas d'agression yi bari na fa lool ba tax na ñoom fu ñu toll nii dañoo traumatisé ci mbir mi. ñàkk gis ku leen wàllu moom moo tax ñu bari ci askan wi di fayul seen bopp bu ñu sukkandikoo ci Adama Sadio di sociologue waaye itam di docteur ci wàllu science politique mu ci rax dolli itam ne leneen lu ci bokk moo di ay plainte yoo xam ne dañu koy yóbbu ci yoon waaye daanaka du mujj fenn waaye nag sociologue bi di fàttali ni amul kenn koo xamante ne yoon may na la nga fajal sa bopp ñu ondi ci ak Abdoulaziz Sodabar yi ne xuus ci réseaux sociaux yi ñenn ci askan wi di fajal seen bopp seenub naqar bokk ci li ko waral yëg-yëg bu ñenn ñi di am ñeel seen ñàkkub kaaraange bu ñu sukkandikoo ci sociologue bile di docteur en sciences politiques. c'est un sentiment d'impuissance boo xamante ni wala un sentiment ba nga naan état amatul solo su ma amee sama tiis du ma ko lijjantil du ma ko fajal kon bàyyil ma nit ma fajal sama bopp. mission bu njëkk bu état bu ñu ko tënkee ci boom xam-xam bu ñu woowee Thomas Hobbes wax mooy fexe ba askan gi am sécurité. yenn plainte yu ñuy amal te du mujj fenn itam bokk ci lu ko waral. ñaata yoon ngay dégg ñu ne la nit agressé nañ ko am na ñaata plainte ñooy aboutir yëpp. léegi sax da ngay ñëw police nga dem porter plainte police ne la demal boo gisee waaja nga ñëw wax ñu. waaye nag moom mile di fàttali ni kenn amul droit fajal sa bopp ndax yoon dafa am. nit ki ñu jiiñ ni moom moo jëf ju ñaaw jooju nit kooku yi daa am bakken da bakken jooju nguur dafa am obligation sàmm bakken jooju tamit bu doon lu waay luñ ko def mu métti ko mu fajal boppam kon àdduna tukki
nit danañ ko jiiñ fekk ni sax du moom. Adama Sadio di sàkku ci nguur gi mu gën a ñoŋal kaaraange askan wi ba lu ni mel bu dakkul itam mën a wàññeeku. ba tey ci wàllu woowee sax évêque yu Sénégal yi ñoom porox ndolu nañu ci ñaareelu session ordinaire bu année pastorale ngir daal di sàkku ci kilifa yi nekk ci réew mi ñu fexe ba garantir sécurité maanaam kaaraange askan bi yeewoo ci réew mi waaye itam seen i ay alal ginnaaw bi ñu nemmeekoo ne ñàkkub kaaraange gi daf fee jéggi dayoo bu baax a baax ñuy sàkku itam ci askan wi ñu delloo si waat seen xel ku ci nekk nga fexe ba sàmm dundu keneen ki jàppee sa morom comme ni nga jàppee sa bopp. Autorité yi nekk ci église catholique bi di fàttali itam way politique yi ne ñoom itam ci seen i ay kàddu nañuy fexe bay wax dëgg askan wi bu ko defee jàmm ñu mën koo saxal ci réew mi ñu daal di dellu si itam ci taxawaay bi ñu am ci lu ñeel wàllub ngóor jigéen nga xamante ne église catholique daf koy bañ évêque yi jàkkaarloo woon tey ci suba ak taskatu xibaar yi ci foyer de charité du Cap des Biches bu diwaanu Rufisque ñoo di ci sax ak suñu correspondant ba ñu teewal foofu di Cheikh Ahmed Tidiane Seck. évêque yu Sénégal addu seen ak yitte gannaaw ba ñu amalee njàngat ci tolluwaayu réew mi ci wàlluk nekkin politique ak koom-koom. la ma sa ñëri seetlu moo di ne ci wàllu koom ci wàllu politique ak ci wàllu dem ak dikk nit ñi am na lu bari loo xam ne jaaxal na leen. li nasaraan bi tuddee violence maanaam nit di song moroomam ci àllum neen nar a faat bakkanam tension politique. wujje gi am ci diggante politiciens yi. njiitu jàngu bi ba ñu génnee ci seen ak lël ca foyer charité bu Cap des Biches bu Tëngéej feddali nañ seen ak position ci li soxal mbirum ñaari tur yi fii ci suñu réew. monseigneur yi nee nañu duñu àtte kenn ndege yàlla kese moo war a àtte ak bépp tëralinu yoon boo xam ne dafay dëggal taxawaayu góor jigéen wala taxawaayu borom ñaari tur fii ci Sénégal. ndege loolu méngoowul ak sunu aada ak cosaan te loolu itam méngoowul ak gëm-gëmu chrétien. ñaareelu session ordinaire bi nekkoon na jotaay weccante ci tëralin yi nga xam ne moom la ñu jël ak xalaat ñeel coppite grand séminaire yi ñu jàll nekk nag ay institut supérieur ya ñuy jàngale mbirum ecclésiastique. mu ngoog ñàkkub kaaxange moo suux ay samba boy yoo xamante ne donte takk der yi ñu ngi ciy def ay jéego ñoom amul dara lu leen di tax dellu ginnaaw. kenn du fajal boppam. mais fi situation yi toll foog nit ñi agir parce que boo nee doo fajal yoon moo ni la amoo sañ-sañu fajal sa bopp. mais yoon moo ni la dinaa la topp boo gisee nit ku nekk ci danger nga war ko dimbali te dimbali woo ko. yoon la wax loolu. ki nekk en danger kay mooy kii dox ba yàgg benn samba buy génn paaka wala fital dal ci kawam. nangu alalam ndaw si bañ mu taal oto mu bëgg a sàcc oto bi ak xaalis ba dem. foofu yàlla bu ñu ko toppul ñi ko toppul lu ñu def dañu seetaan nit ku nekk en danger. ñu daal di topp kooku attaqué ko dàq ko ba jàpp ko mais daañu ko caw nag lu ne xañ na ci. waa ji xam naa bopp bee dijji mais nit dee na sax te dajul li mu daj. mais de toute façon yamale gi baax na. tey gi itam ba am ci lu leer baax na mais boo amee lu leer. comme li ñu am ci agresseur bii ni ki démb ak ñeneen ñu mel ni ki ñoom nga xam ne bëccëgu ndari kàmm dañu lay attaqué ci ay moto non foog nga agir. bu fekkee da ngaa yor oto topp seen ginnaaw di nga foncer seen kaw. boo yoree moto bu ñu la mën taxaw di nga leen dàq. parce que nag agression bi ak càcc gi la ndóol gi expliqué wul dëkk bi yëpp a metti. kenn ku ne li nga mënoon daaw xaw na laa tëral xanaa ñi ci nguur gi xëy na. mais warut a tax nag ñu pousse ñëpp ci insécurité. bu ñu jëlee prétexte ndaw ñi amuñu liggéey sonn nañu ba ndaw ñi tax lu leen neex def yow askan wi tax ngi ngay xeex yaa ngi exposé askan woowu déjà ci ndaw yi nga laan leen léegi lu ngeen def ñu mën koo daganal parce que amoo leen liggéey parce que gouvernement bi leen jiite amul fu mu leen jëmee ñëpp a xam ne gouvernement bi dafa échec ci politique de la jeunesse. certes mais joxul jeunesse bi raison ñoom ñi attaqué itam ñi nga xam ne ci ñoom la ñu bokk. jàmm desu ko tooñ kenn du ko màggal ci am réew. dañ koy teel a yamale. agression yi tayef la rewande la tooñ la tooñ nag bu yàggee ci banditisme la jëm banditisme nag askan wi finalement ñoo koy fajal seen bopp. il y a des quartiers fii ci Sénégal yoo xam ne sàcc du fa dugg agresseur du fa dugg lan moo tax dañoo am seen fulay bopp nit du fajal boppam. encore une fois je le répète nit du fajal boppam mais loi bi ne la nit du fajal boppam moo ni la amoo sañ-sañu seetaan ku nekk en danger ku agressé bu ñu la jàppee dañu lay tëcc ba nga nooy
te yëf yi Léopold egg na foo xamante ne évêques yi itam àddu nañu ci ngir sensibiliser pouvoir